nga jëlee cher bu baax a baax. naka activité yi. sant yàlla bu baax ñu ngi nii rek kër ci kër. Bakary Sakho xanaa mbokk Balla Gaye nga. waaw mën nañ koo wax de ah ñoo bokk Sakho bi. yéen a bokk Sakho bi. waaw. maa ngi lay ziar macha allah di la nuyu bu baax a baax. yow yaakaar naa dégg naa tuuti sa tour en tant que quelqu'un pratiquant du MMA. nekk foofu ca Canada n'est-ce pas. oui exactement. waaw moo tax nag tey xam nga live bi du woon live bu MMA sax live bu làmb la woon mais gars yi ñëw fi forcé waat MMA bi dugg ci mbirum rëg-rëg ak combat bi nga xamante ne mu ngi ko doon livré récemment gannaaw bu ma la nuyoo ma bàyyi la peut-être nga présenté wu pour ñu monde làmb nga xamante ne xamuñu la bu baax. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen ziar di leen baalu ak xëy na gars yi xamuñu ma ça fait plus de 13 ans maa ngi def MMA. maa ngi Montréal Canada. J'étais dans le kickboxing j'étais champion canadien kickboxing. J'étais dans le taekwondo 4 fois champion de suite. Et finalement j'ai été pris par TKO MMA appartient à UFC au Canada. Là, je suis le deuxième au Canada. Ok deuxième au Canada poids lourd wala tous les poids confondus. poids lourd. kan mooy number one Canada. number one bi nag moom moo dem UFC moom mooy Cyril Gane. Cyril Gane ok. UFC exactement. non Cyril Gane mooy number one yow yaay number two. Cyril Gane c'est le haut niveau quand même ah. on était dans le même ligue. est-ce que mus ngeen combattre yéen ñaar. boole woon nañu combat jëlut combat bi. gars yi dañuy xool porte bu gaaw souvent. ah kon sama waay da nga jàpp da nga saf ci gars yi. jàpp ma sax mais j'ai été sûr et certain à 100%. parce que non seulement man dama ne woon comment dirais-je Tristar bi ma nekkoon gars yi dañ na ma yow yaag Cyril la gars yi di dox man di xam naa ne man tengewut ci man ndax man kaay xeexamu gënal kaa ñu lekk donc bi ma gisee ni waa ji nanguwut après ci lañ ma joxoon Walter Howard Jr. c'est un gars de Bellator. ok Bellator. mais yow exactement lan mooy sa palmarès ci MMA. MMA bi donc le fait que j'étais dans le kickboxing invaincu dans le kickboxing. Et je suis allé dans les MMA j'ai fait 3 combats de MMA. Je me suis déjà battu pour la ceinture. Donc ce combat était non contexte. Parce qu'il avait pris des substances. Et non seulement l'arbitre a arrêté le combat comme si il était en train de comment dirais-je d'arbitrer un combat de kickboxing. Donc ils ont fait un recours. Mais le recours qu'ils ont fait ça veut dire que c'est l'organisation de TKO qui disent que le combat est pas fini et non seulement sur les tests d'urine le gars s'est dopé. Ouais. Donc bi nga xamee ne waa ji nag dafa dopé wu léegi c'est la fête en sorte gars yi ne dañuy tëggaat combat bi mais waa ji bëggutoon jëlaat combat bi mu jaral ko mu génn MMA dem di def juste boxe. kooku mi ngi tuddoon Adam Diska. ok mais 3 combats yooyu ñaata victoire nga ci am. J'ai 2 victoires, 1 no contexte. 2 victoires, ben sans verdict quoi, mën nañ ko woyé non. Moi dernier moment bi moy bima amé 9 déchirures. OK. Mais ban année nga commencé MMA en tant que tel? MMA maa ngi commencé MMA là je parle pas les combats amateurs là. waaw combat professionnel lañu wax. Niveau professionnel que tu vas au Centre Bell, je parle de ça. Amateur, je peux dire j'ai commencé amateur c'était en 2013. 2013 nga commencé amateur. Ouais, ça veut dire en amateur à peu près ñaata combat nga am. Bah, je peux te dire 36. 36 combats, waouh. Amateur, ouais. Plus même, plus, je peux te dire plus que ça parce qu'en même temps, je faisais amateur MMA et kickboxing. Si vous voyez, de mon yónnee woon benn vidéo boo xam ne nii mooy sama dernier combat au kickboxing Nouveau-Brunswick. ok. waaw boobu maa ngi def MMA da ngay gis gaañ bi mu daanoo sax maa ngi daw pour yëg ci kaw. ndax réflexe yi. Exactement. waaw yaa ngi dugg fu am solo. réflexe yooyu noonu. réflexe kickboxing yi kon da lay topp ba même booy def combat MMA wala vice versa. léegi problème mu réflexe yi xam nga fan lay ñëwee tey jii boo tàmmee xam nga le fait que ma ne woon taekwondo tant que ngay utiliser lu bari. ñu yóbbu la kickboxing ñu commencé daas nag li nga xam ne nii mooy sa boxe. dëgg la léegi entre bi ngay def kickboxing en même temps yaa ngi def MMA bu fekkee ne entraînement wu MMA bi moo ëpp. boo dóoree nit kickboxing bu daanoo da ngay daw yëg ci kaw. te doo ko tey boobu fekk tànk bi. mais foofu arbitre bi da lay jox ay pénalité
loolu la daan demee donc au moment donné nag mënutuma woon a mélanger kickboxing bi ak li nga xam ne nii moom mooy MMA parce que booy xool Israël Adesanya bi may def kickboxing boobu mi ngi joué poids moyen man maa ngi doon poids lourd Israël Adesanya mel ni mi nekk UFC laa la wax bi muy def kickboxing daje nañ Arawa ñu am compétition moom man maa yéeg wàcc moom mu yéeg mais moment boobu j'étais pas trop dans le xam nga immigrant ñi muy dundee en fait yow da ngay tal njaboot géeg yow doo xalaat sa ay yëf du vidéo ak ay yow da ngay ñëw liggéey ngay def daan doole da ngay ñëw xeex da ngay ñëw xeex pare nga gagné nga dox sa dox nga perte nga dox sa dox quand même da ngay continuer waat ci sa chemin. mais tey dama bëgg a xam yow en tant que spécialiste en tant que combattant tey lan moo nekkoon sa lecture ci Reug Reug avant muy def combat ak Kirill Grishenko Reug Reug mi jóge ci làmb transition dugg ci MMA am ci benn victoire ñaari victoire ñetti victoire gagné Sofiane Boukissou gagné Alain Nganani gagné Patrick Smith naka nga gisee woon Reug Reug avant Kirill Grishenko. waaw Reug Reug bu ma ciy wax damay kontaan parce que dama naan fierté sénégalais et non seulement dinaa la wax du ñëpp ñoo yëg ñu tëj leen ci case grand toog ci ginnaaw télé bi wala toog ci ginnaaw rajo bi di wax ak ay yomb mais gis nga bu préparation au combat li nga ciy daj jàppal bi xoola avant ngay xeex boo duggee ci case bi boo duggee buñ ne karaj case bi rek da nga daj lu ko ëpp préparation au combat laa lay wax de te Reug Reug bi ma ko gisee premier combat mu dem ma xool gaañ ma ne kii d'accord am na tous les aspects Reug Reug mën a doon champion bu kenn mënul bañ kooku dama koy wax toujours mais da ngay xool premier combat bi bu fekkee ni gars yi ñi ngi seetaan combat bu fekkee ni ñiy wax xam nañ lan mooy MMA la xam nañ lan mooy xeex da nga naan stand Reug Reug est-ce que mi ngi ciy liggéey ci stand bi taxaw bi parce que arts martiaux boo ko dee def dafa am nooy taxawee deuxième combat mu ñëw souligné waat yàlla defal ko ci victoire mu ñëw ak Ngalani tamit yàlla defal ko ci victoire mu ñëw ak dernier am bi gaa yàlla defal ko ci victoire mais ki nga xam ne nag moom la mujjee xeexal non dinaa ci ñëw avant ki nga xamante ni moom la mujjee xeexal yow lan nga gisoon comme ay faayu Reug Reug ak lan nga gisoon comme ay force am avant son dernier combat. Reug Reug c'est que dinaa la expliquer ne la Reug Reug son entourage liñ ko waroon a liggéeyloo du lutte en fait gis nga fii MMA bu la ci kenn nax Bakary bi ñëpp a xamee ne Bakary tànk rek lay xeexee Bakary dafa dem jàngi lan mooy ay kut day ibbi sa kanam fu mu ko neexee bu gaa yi xamee ne lutte rek ngay def du yàgg ñu préparé la gis nañ fi Francis Ngannou bi ñëpp xamee ne super powerful lay def saa bu dóoree tànk bi jug gaa yi dañ koy timing arts martiaux la xel lay laaju doole agile lay laaj xel xam lan mooy game plan nag buñ koy wax maanaam mooy jàng sa adversaire est-ce que Reug Reug il prend le temps d'apprendre son adversaire question boobu dañ ko ciy posé lu tax ñu ciy posé question boobu et que da ngay xool combat wu Reug Reug yëpp même erreur bi lay def même erreur c'est-à-dire ok mënoo di xeex ak nit mu yor contrôle xam nga buñ sifflé nga ne bërët waaxu nit dafa am ñoo xam ne dañoo aay ci nga waaxu leen am ñoo xam ne ni aay ñu ci dañuy jaxasoo comme ñum jot a xeexal da ngay xool gars yi seen posture rek da ngay xam ne ñii man dama leen xool man mii def MMA xam naa ni ñii amuñu level dama koy xam ne ñii yoruñu level Reug Reug leen mën foofu avant ñu dégg avant bi di ciblé sax dama naan ñii Reug Reug boo leen man ci taxawaay bi ci lépp taxawaayu Reug Reug même bu fekkee ne souvent bu taxawee ibbi garde bi xam nga booy xeex ak ku mën a wéq ngay xeex ak ku xam arts martiaux am na nooy taxawee rek da ngay xam ni kii da nga koy gañe wala kii da lay gañe Reug Reug ñi mu njëkk a xeexal yëpp daa taxaw rek ma ne xoolal fi laa sama gars yi ne gañe na leen gars yi ne moom lu tax booy ñi ay tubaab lañ ay russe lañ man leen affaire bi du russe affaire bi doomi aadama la ak li nekk ci xel mi li nekk ci bopp bi Reug Reug am na benn manière bu mu war a xeexee kum tëy da lay yanu dóor ci suuf da lay dóor ba nga tëdd doo bouger mais nag day jàng loolu nag day laaj ay spécialistes yoo xam ne ni dañoo mës a yëg ci kaw ring lutte bi parfait mënu ma cee wax dara mais da ngay xool bu ñu yegsee ci dernier combat bi dinaa la expliquer lan moo tax lutte bi doxut lan moo tax plan bu mu indi doxut ok léegi transition bi mooy Reug Reug bu ñu ko joxee adversaire bi nga xam mooy Kirill Grishenko est-ce que yow xalaatoon nga rien que bi nga xoolee adversaire bi avant le combat xalaatoon nga ni kii mun na sonal Reug Reug
yàllaa ma tiim de Reug Reug laa faral pour être honnête avec toi mais biñ ko joxee dama dem xool combat woo gaañ bi ma ne alu sama benn copain ne ko alu mu naa ma ne ko gaañ bi tàngut de mais pour Reug Reug gañe ko fii du bëri fii du tàkk ci kaw waa ji du loolu de kii da ngay tey da ngay dem ak moom bu 3e round ray ko physiquement soo ko wàcce te xam nga lu tax kuy jàng combattant la yàkkamtiwut ci dara du ñëw rek ne premier round dafa war a jeex du làmb Sénégal mu koy waxaat toujours nee naa leen MMA da nga koy cons bi mooy premier round nga jàng sa adversaire 2e round ci ngay gisee faay 3e round ci ngay régler li ngay régler bu la ko mayee premier round nag nga def ko. kuy yóbbu à l'usure 3 rounds est-ce que kooku mun na ànd ak woor weeru koor di def combat ci weeru koor. waaw donc yow amuloo benn inconvénient ak le fait que Reug Reug woor ba veyu combat am. mais loolu day arrivé. boo waaj combat des fois da ngay dem sa poids ëpp. ñu dagg loolu poids bu ñu dagg loolu poids doo lekk presque. mais ndox bi nag. déshydraté ngay def boo déshydraté après da ngay hydraté wu. jàppal ne Reug Reug bi muy xeex wóorul. te buy entraîné moment bi muy entraîné am na énergie pour entraîner. léegi que ça soit neel dañ koy poussé ba mu ëpp. wala duñ ko poussé ba mu ëpp. c'est ça parce que ñun ñëpp ay musulman lañ man am naa fi combat weeru koor damay woor damay dem mais daa nga tout dépend parce que man damay wax ne Reug Reug damay gis chaîne am entraînement yi muy def. c'est trop intense pour un corps qui doit aller se battre. moment bi ngay dugg ci glace bi bàyyi mu sedd des fois nga bàyyi mu sedd nga xëy dem defi yoga ñëw xëy def tuuti shadow teg bàyyi musculation bu bari bi yaram day laaj day sonn da ngay gis ne boo fekkee ne da nga nekk ci benn rythme bi di dem boo nee ci benn rythme di dem benn moment donné da ngay jàpp sax sa loxo baax fekk ni musculation bi nga yor moom muy vider sa coffre le plus vite possible te nee naa la benn boo dóor yaa ngi vider tànk boo weex yaa ngi vider déplacement yaa ngi vider xool ko ci game yi rek booy jouer ni UFC fii yaa ngi bouger da ngay gis ligne rouge bi di wàññeeku ça c'est scientifique ñëpp loo xam déplacement boo ko dee def noo def di vider pas le choix. kon entraînement yi Reug Reug dafa xawoon intense ci ni nga ko gisee. man nee naa la Reug Reug bu ma waxoon dama naan ko Reug Reug mu ne ko ni nga entraîné intensité boobu noonu mooy tax say loxo day nagam mooy tax doo def jàpp bu jub doo def punch bu jub mais Reug Reug ku mënul gagné amut nganu Francis Ngannou mi sax Reug Reug mën na koo gagné mais lépp ci kaw barki yàlla li ma la wax ni doy caaxaan Francis Ngannou dinaa ko waxaat fii je l'ai dit et je l'ai répété je l'ai même dit RDS j'ai dit clairement que Francis Ngannou ci boppam boo ko xoolee c'est pas quelqu'un d'arts martiaux il a un shot power shot et il sait il se connaît il l'utilise. lu des yëpp da ko liggéey en fait pour résister la ci lutte bi résister la ci yeneen yi yëpp. c'est ça qu'on appelle un takedown defense soo amee un bon takedown defense comme russe bi li mu amoon contre Reug Reug doo gis bëree Reug Reug fenn kenn du wax ne daa mën a bëri tubaab bi boo leen laajee duñu la ko wax xam nga lu tax parce que gaañ bi takedown defense lay utiliser jël taat bi teg ko ci grip bi bàyyi Reug Reug muy charge tànk yi di ko pousse mais ki ngay pousse grip moo ko protéger du sonn fi mu taxaw lay taxaw rek day sëgg ci sa kaw yaa ngi koy pousse sa bopp mi ngi ci suuf coup de genou mi ngi dal. def naa coup de genou yooyu Reug Reug nee na loolu du dara mais yow loolu saf na wala saful. ku la waxee ne loolu dara wax ko ba man maa ngi jégalu de man nee naa encore man je suis de côté de Reug Reug mais gis nga coup de genou yooyu dinaa la expliquer amul nit buñ du dóor fenn ci du ko yëg doomi aadama la boo nekkee à 100% ñu dox la coup de genou jàppal ne yaa ngi à 85 boo jëlaatee beneen nga nekkaat mu wàcc yaa ngi comprendre. te vidéo du nax kenn. lu nit teg bët du nax kenn. waaw combat bu mu waroon subir la. léegi benn affaire moom moo am Reug Reug bi mu taxawee ak waa ji dafa taxaw ak waa ji di ko contrôler ci ay tànkam xam nga damay wax ne souvent combattant bi dafay taxaw. Reug Reug dafay taxaw. Reug Reug bu taxaw day taxaw loxo yi day ibbeeku. ku xam lan mooy coup de pied dugal coup de pied day yor. coup bu mënut a arrêté tànk bu jub tànk bu am doole bu jub. non seulement bu jaabam waree génnee nii. Reug Reug ba day bàyyi mu dem kaw. c'est ça qu'on appelle un lancer. Russe bi damay contrôle au niveau du pied day déplacer pied saa bu déplacer pied bi côté droite Reug Reug da nga koy gis mu génn côté gauche. bu Reug côté gauche fu muy nekk direct si trajectoire russe bi lay ne donc un punch da koy yomb
un kick da koy yokk. mais bu fekkee ne techniquement arts martiaux pourquoi pas Reug Reug su waa ji déplacé tànk gauche bi côté intérieur côté droite am Reug Reug dafa waroon a couper day daw couper waa ji. bu couper waa ji il est obligé de reculer. temps bi pression boobu muy teg ci ñeneen ñi moom la ko waroon a teg nag parce que da ngay gis na ko pression bum bum waa ji réer déjà. donc waa ji da doon xalaat ne Reug Reug dana ko teg pression boobu mais toujours da ngay gis waa ji step yi buy reculer day reculer comme ça. Reug Reug buy reculer day reculer par bi en même temps les deux. et ça loolu arts martiaux lay laaj. maanaam dafa waroon def taxawaayam da ngay jëm les hips use les hips down up mouvement jàpp up boo jógee mooy damay déplacer boo defee down mooy damay taxaw pour dem attaquer mais da ngay gis Reug Reug day wàcc taxaw fa war a déplacer wu di def benn c'est pas de la lutte. arts martiaux la ñuy def. donc non seulement un combattant doit savoir c'est quoi les 4 points cardinaux. est bi boo taxawee nii pour nga déplacer wu t'as pas besoin ngay bouger wala ngay reculer di daw pour nga déplacer wu c'est da ngay def juste genre compas exemple 1 2 et 3 mais utiliser son énergie pour se déplacer. et non seulement pour te dire le placement du pied mi ngi plaqué gars yi ñu russe bi mi ngi ko plaqué mais bi nga ko plaqué da ngay gis tànk yi dafa ràcc moo tax man ne russe bi il n'est pas bon à la lutte moom lu mu xam mooy kick defense parce que bu fekkee ne moment bi muy def underhook bi mu koy dugal. Reug Reug ci boppam russe bi bu laaloon tànk da koy bare. parce que boobu Reug Reug da doon génnee ci côté bi. donc mu lenn lu ko téye kanam bi yëpp ci grip la jëm. mais li sonal Reug Reug li tax Reug Reug sonn tu ne peux pas prendre une personne le mettre contre le case nga taxaw fa sans rien faire tu te da ngay épuisé wu fàttalikul combat Balla Gaye Modou Lô. bi Modou Lô dugalee bopp bi ci suuf. qu'est-ce qui va se passer il y a un moment donné tu respires plus. et raison laquelle bi combat bi jeexee da ngay gis Reug Reug tëdd ci ring bi parce que gars bi da koo bàyyi poids bi yëpp ci kaw. dégg naa sa explication maintenant. tey quelle aurait été la meilleure stratégie pour Reug Reug man maa ngi di wax man li sama xalaat mooy Reug Reug waru woon yàgg ak waa ji ci xeex bi waa ji c'est quelqu'un boo xamante ne mun na défense lutte donc ki ngay yóbbu ci suuf la. ki ngay yóbbu ci suuf pour man Reug Reug arbitre sifflé mu provoqué xeex daw plaqué waa ji rapidement pour xeex ak moom ci suuf est-ce que yow xalaat nga ni loolu c'était la bonne stratégie. mu Reug Reug mënatut a xeexee gis nga seen affaire lutte boobu ba boo gars yi fàtte ko dinaa leen expliquer. am na erreur bi mu def bëri na xaw ma beneen combat bi avant bi daane na waa ji toog ci kawam nii ci ginnaaw ci dóoree nii boo ko defee ku def BJJ maanaam brésilien jiu-jitsu da ngay ñàkk sa tànk da koy dam du bëri du Sénégal bëri daan naa la combat bi jeex na fii da ngay daan da ngay continuer jiu-jitsu lañ nekk da ngay def MMA da ngay def jiu-jitsu day continuer. jël téléphone bi nga jege ko ñu waxtaan. ma ne MMA lañ nekk. jiu-jitsu day continuer bëre bi du bëre bi pour xeex bi pour MMA bi du bëgguma Reug Reug yaakaar ne bëre bi ndax mooy point fort am du bëre bi. affaire bi arts martiaux bi la faw nga jàng jiu-jitsu faw nga jàng muay thai faw nga jàng boxe am nag doon un striker mooy koo xam ne nii bu la tegee pression dafa war a xeex bu jaar yoon. te doo wàcce bopp da ngay gis li ngay def booy déplacé wu da lay wóor na yaa ngi déplacé wu. est-ce que tey physiquement est-ce que Reug Reug physique bu mu yor physique gu MMA la parce que ñu bëri nee nañu tey Reug Reug dafa war a sécher poids wam sécher masse bi dindi gën a sew gën a wow comme ku mel ni Francis Ngannou nga gis nu mu wàññiwee parce que dañu am impression que Reug Reug dafa am masse su mbër comme mbër dañ lay wax da ngay am benn masse est-ce que jàpp nga ni Reug Reug dafa war a wàññi masse bi wala boog poids physiquement nu mu mel nii baax na. Reug Reug danaa la expliquer duñ ko wàññil dara ci maasam dinaa la wax benn affaire UFC ba amul ku ci gën a baax koor Francis Ngannou différence bi mooy dafa gën a sut Reug Reug te Francis Ngannou mënul jël poids bi Reug Reug am
mënul nekk genre forme Reug Reug bind dafa am ñoo xam ne seen bind noonu la mel xoolal d'ici Daniel Cormier biir bi day lang mais moo doonoon champion UFC amul biceps amul triceps amul dara moo tax man la mbir mu du doole xam-xam la def il le faisait avec moi je t'ai envoyé les photos Georges Saint-Pierre mel mën naa laa yónnee photo yi léegi du yàgg dara yaa doon bëreeg moom mën naa laa yónnee photo yi laa lay wax garab li ba mën naa laa yónnee photo yi laa la wax mais non boobu dinaa ko jël après ci montage bi dañ ko dugal incha allah parce que Georges Saint-Pierre du caaxaan mun nañ ne c'est le meilleur de tous les temps en MMA. ma ne la Georges jóge na fii dem Sénégal bi muy dem mi ngi naan sama benn grand sa boy bi du ñëw ñu démarrer non moo boobu fekk maa ngi woon ci contrat avec Stéphane Patry TKO pour gars yi xamut Bakary TKO la nekkoon te dama doon nekk TKO ba pare nag dem di nekk ak ACB contrat bi ma la yónnee ACB la ñu bëri nag peut-être duñ comprendre mais dafay wax ne combat bi ma njëkk a def ak ñële ACB la fooy fii TKO la c'est deux choses différentes Georges Saint-Pierre nag ñoo bokkoon même gym bi macha allah Canada ko xam na ni Canada xam-xam di fa ci MMA mais Reug Reug mi nekkoon Dubaï ànd ak fa ak coach am nekk ci ay salles yoo xamante ni peut-être amoon na ay sparring partenaires yu nekkoon UFC loolu ban jàngat nga ci am parce que sparring partenaires yi danaa la expliquer benn affaire amul kenn ku ci bëgg a blessé amul kenn ku ci bëgg a jël coup ndax ñoom ñëpp dañoo am bis buñ fonk kon du sparring ak kenn en fait dañ koy Reug Reug dinaa la faw gars yi bàyyi di jël ñi nga xam ne ni ay débutants lañ ñu koy boole ak ñoom Reug Reug xam nañ moo leen ëpp doole déjà à la base mënu cee jàngee dara Reug Reug coréas nga koy tegal koo xam ne nii su waa ji moo ko sut ci xel sut ko ci mentalité lu mu def mënu ko du loolu lii la sans nag mu bañ a am orgueil nit ki fi nga fooree nit ñi dañ koy xam dañ koy nangu dañ naan yow da ngaa foor ci lutte loolu xam nañ ko mais lii Sénégal léegi lañ commencé wax MMA je suis le premier Sénégalais laa lay wax monter dans un ring ici mais pour mu avancer man personnellement j'ai rien besoin de lui pour être honnête avec toi ne du 1 franc mais dama ne ko pour mu avancer te yoon bi mu jël ñii one champion yoon bi mu jël baax na mais faw rek technique bi changé est-ce que kon Reug Reug est-ce que yow ci sa gis-gis est-ce que Reug Reug s'entraîne assez est-ce que Reug Reug s'entraîne suffisamment ci MMA bi est-ce que Reug Reug toppul plus entraînement lamb que entraînement MMA mais moom laa la wax entraînement li moo tax ma lay expliquer sànq ne la damay gis muy def musculation bi muy def corps ba yaramu MMA du ko def nganoo ko ëpp nganu gis nga nganu ni mu toll nganu du def loolu il est champion aujourd'hui gars yi ci biir ndox la ñuy daw ci biir ndox machine bu ne ci biir ndox la ñuy daw pour entraîner booy doo leen gis ñu yëkkati luur bu luuree ba luur xam nga ñaata la ñuy yëkkati 60 livres pas plus pour faire leurs épaules ay prolaxite bi nga xam ne nii moom mooy tax bu ñu yëkkati seen loxo yi muy metti ñuy wàcce seen garde pour ray ko nag loolu la ñuy def corde à danser ngay daw di ñëw. kon est-ce que yow da nga may rejoindre ci li ñu doon wax sànq est-ce que MMA ak lamb ji ànd na. mais ànd nañ xam nga tax ma ne la ànd nañ. parce que booy xool Daniel Cormier mi ma lay wax nii wala nga xool Yoel Romeo ça c'était des gars de lutte de gréco-romaine là top niveau sur olympique hein. D'ici il est rentré dans le UFC à quel âge 30 ans. Il est devenu champion pourquoi parce que dafa nangoo dem jàng lan mooy boxe. dafa nangoo jàng luy boxe. Yoel Romeo mooy gars bi xeexaloon ak Israël Adesanya ñu dem décision Israël gagné ko. Yoel lutteur la woon musutoon boxe ci dundam. mais tey jii amul kenn koo xam ne nii da ngay taxaw ak moom boxe amul à part Adesanya ku taxaw ak moom da lay defal affaire. tu comprends mais da nga koy jàng mais dafa nangu ne da koy jàng moom la coacham daan wax defal lii mu ne ko defuma. lu tax mu ne ma parce que bu ma ko defee après du ma xam lu ma war a def lu ci topp. yow war na tàppeel ko nga xool commentaire am moom. en parlant de coach. coach ñu bëri nee nañ coach Reug Reug bi lu mu doon wax ci biti cage bi est-ce que yow tu partages cet avis là parce que gis nañ ni que même ay combat MMA yu mag a mag dañuy gis ni que ce coach day wax ju bëri gis nañ ko ci ay combat yu xamante ne ay McGregor wala ay Adesanya seen coach yi dañuy wax coach Reug Reug bi doon wax est-ce que d'accord nga ak loolu. nga sénégalais moo mën a sikkal naa la expliquer waat tey jii Reug Reug boo amoon coach naar yii fépp fi gars yi ñu koy teg fu kawe. nañu respecté coach Reug Reug boobu tey jii Reug Reug bu amee fit ba yéeg coach boobu ci la bokk
tey Reug Reug lu mu am coach am boobu ci la bokk te dama koy wax même bis bu demee ba doon champion am yeneen coach yu koy jàppale coach am boobu ba mu téye ko ndax dinaa la benn affaire de moom yemul ci coach kese moom frère la dafa far moom laa lay expliquer boo déggee mu naan ko dëgg ko daana ko bu ko may loolu far la bu doon làkk anglais du ko wax xam na ne wolof lay wax gars yi comprendre moo tax mu waxee noonu mais sénégalais yi koy dégg foog ñu am déggin buñ dégg na teel léeg na damm na coach boobu day joxe li ne ci moom rek la mën a jox Reug Reug mënu koo jox leneen lu newul ci biir boppam Reug Reug mënul joxe leneen ci biir ring loo xam ne ni nekkul ci boppam mais Reug Reug war na mën a dem uti ku ko mën a jàppale pour mu ñëw defal boppam c'est très important. ok maanaam staff la daal affaire bi du benn nit kese coach boobu am na njëriñ en même temps da ngay yokk staff bi yokk xam-xam bi. mais da ngay xool yow da ngay xool Georges Saint-Pierre ñaata coach la am. da ngay am coach yu bari. ay ñoom daaral xëy na génn yoo xam ne ni duñ ñëw yooyu si de booy préparer combat dañuy ñëw jékki-jékki taal seen oto ñëw yegg hey champ how are you everything is good okay you know this you have to do this you have to do this you have to do this ça c'est des coachs. dañuy ñëw ne la bàyyi lii technique bi gis naa sa dernier combat lii bu beneen yoon tey nii ngay def exemple Reug Reug am combat mu jël benn 2 mois boo xam ne nii day dem uti ci mbir ci combat bi jege mu dem jege coach bi nga xam ne mooy coach tu comprends. la mu jël lay for ñëw indi léegi nag bu ñëwee bu mënee ànd ak coach boobu day gis da ciy jàng moom it mu ciy jàng léegi bu ñu demee ba Sénégal wala ñu dem ba feneen ñu koy pratiquer ñoom ñaar. c'est que loolu coaching da ngay jàng tamit néew fi nga nekk ngay taxaw di kii non da ngay jàng. da ngay gis ne ay ñetti coach yu ñooy ñëw yooyu ñett la ñuy doon. gis naa ko ci benn combat Habib la xaw ma mais coach ñoom ñett. nit doon yooxoo moo gën a graaw sax na coach Reug Reug bi doon yooxoo. Habib da ngay gis ay frère am ak ay cousin am yoo doon coach yi papa moo doon coach bu mag mais coach vrai Habib mooy keneen ki nga xam ne nii moo gën a noppi. kooku mooy vrai coach en fait mais da ngay gis papa mang fa yeneen frère am yi nga xam ne dañuy def MMA ñun fa dañ koy coacher lu tax parce que dañ naan ko frère xam naa ne lii aay nga ci mais buñ la jàppee nii pour nga génn man mën naa génn donc ni may génnee dama la koy wan nuñ koy defee nii lañ koy defee tu comprends. gars yi buñ soxat Reug Reug barki yàlla il mérite frère. yàlla mën na dem fu sori. foofu gars yi boole xol yi rek. mais faaw ñu jàppale ko quoi faaw ñu jàppale ko. moom mooy lan ñu commencé bàyyi wax lu négatif kuy bëree mooy daanu kuy xeex yaay perte yaa ngi comprendre mais tamit boo doonee champion da ngay nangu ki nga commentaire yi gars yi di def nii bu mu yëngal Reug Reug gis naa ko ci vidéo muy tontu jarul muy tontu xam nga lu tax parce que ring bi buñ ko tëjee moom kese moo fa ne. du lamb Sénégal parce que ñu bëri itam lu ñuy clash mooy dañu naan non peut-être coup buñ ko dóor ak yu mel noonu ak ay. waaw la réalité est là ne moom dane ci put lañ ko dóor. on voit les vidéos on voit que la main touche le chin fii donc si lui il dit que c'est daa brossé laal putam on peut rien dire de plus mais xam nga la laa koy wax champ ma xam naa ne bu benn yoon te kenn dootu ko bett benn yoon la lay dal ci àdduna. benn yoon la lay dal ci àdduna mon gars bu fekkee ne yow au fond de toi tu sais que on t'a pas touché là da ngaa bàyyi combat bi ndax da nga sonn xam nga bu fekkee ne dañ laa laal fii nga gaañu xam nga mais c'est pas à moi de dire Reug Reug non lii parce que moom moo ne woon ci ring bi en fait c'est pas moi qui était là mënu ma ko wax ne ko non da ngaa tappale wala da ngaa lii non on savait que le cardio était pas là kooku moom dama leen koy wax je le cache pas parce que danaa la expliquer cardio lamb ak cardio MMA c'est diamétralement opposé. ah bon. oui du benn. day mel ni nga jël basketteuru cardio yu boo ko indee ci ring du taxaw du yàgg. waaw tàmm dafa lan mooy différence bi. xam nga cardio lan mooy différence su cardio. cardio kuy dawal vélo. cardio kuy def course à pied. ak cardio ki nga xam ne ni day pagate. c'est très différent dafa am ñoo xam ne ci kaw la ñuy sonnee am na ñoo xam ne ci biir la ñuy sonnee. am na ñoo xam ne émotion rek buñ xawee jaxasoo rek. seen cardio day dem xaaj bi day dem da ngay gis ñu sonn déjà avant affaire yi commencé da ngay gis seen loxo yi wàcc. mooy mbër bu tiit day sonn. mais moom laa lay expliquer dafa am sonn boobu noonu dafa am moo tax ma ne la faw Reug Reug dund yooyu yëpp nag. faw mu dund yëpp booy MMA moo ëpp pression lamb wala. je sais pas lan mooy cardio MMA. surtout ci Reug Reug MMA moo ëpp pression Reug Reug parce que Reug Reug xam na ne fi mu toll nii du daane nit rek gañe nga de fi tapé la wala kaw
moom laa lay expliquer wala nga dem 5 rounds xam nga du benn ay dalay ñëw ni jël la bal la laal leen suuf fes laal suuf gañe nga c'est plus le fes laal suuf gañe nga wala bopp bi sampe na c'est pas la même chose fii da ngay raag ba su waaj ba kenn tàppe wala arbitre bi joxe décision moom laa lay expliquer c'est plus la même chose. léegi lan la Reug Reug war a def pour gën a am cardio bu gën a baax ci MMA par rapport ak làmb. man Reug Reug dama koy tere musculation bu intense bi da ngay def 2 fois musculation t'as pas besoin de montrer des muscles si tu n'es pas capable de frapper moom laa koy wax muscle yu bëri doo dóor gis nañ fi ki ñu ko sax Overeem tu connais Overeem ki nganu kaawoon mu xam. Overeem moo ëpp nganu muscle Overeem combat boobu daa ñëw entraîné bëgg wax nganu maa la ëpp bi mu ñëwee bougé wut mënul sax dóor. tu comprends te bu dóor ko ci baat après fekk ko ci suuf dóor ko ci baat. gis nañ Brock Lesnar xam nga Brock Lesnar xam nga ko. doon kay xaw ma leen. mooy gars yi WWE boobu ñëwoon UFC. ay ngandi nit la ñuy doon ceene punkal mais gis nga muscle yooyu ça sert à rien mon gars xam nga xam ne muscle yooyu ça sert à rien nga seetaan ñi nga xam ne ñooy poids léger yi ay ñoom Dominique Cruz boo yooyu ngay seetaan da ngay gis arts martiaux combat boo xam ne amul arrêt arbitre du ci dugg tatatatata papa premier round fini deuxième papa ça c'est des combats Reug Reug nag danaa ko wax ne ko musculation bu bëri bi billahi wallahi wa taalahi arrangé wu ko Reug Reug lu mu war a mën a def xam nga moom mooy lan du contact gu lamb de contact jujutsu à terre bu ko defee day sonn par la force parce que tàmm ko deuxièmement bu defee boxe shadow boxing shoeshine yu mu ci def day sonn ndax tàmm ko mais début bi noonu la da ngay dem parce que léegi da ngay xool prolastique bi deewagut ci loxo yi da ngay gis Reug Reug bu yëkkatee gardam nii lay def du faiblesse lamb ji moo tax ndax lan léewtoo bi mu tàmm di def nii mais MMA da nga war a close day fermé wu sa côte yi da nga koy protéger coup de pied yi fu nekk lay génnee coup de genou yi fu nekk lay génnee. mas bi daal boo ko seetaanee gaañ bi mu mujjee woon a gagné ci temps yële lu mu ko gagné coup de genou ci kanam lu ko dóor bakkan bi dam ndax lan waa ji dañu bërët rek waa ji daw dem ci kaw. 2 secondes. mu contre ko xam nga loolu laay wax ñu naan leen bërëtu Reug Reug baax na mais na fekk déplacement bi doon lu baax loo xam ne waajee doo am porté pour laal ko. mel ni loolu moo feeñ ci diggante Miocic ak Ngannou Miocic ngi ñëw mais déplacement bi baaxul. mais Miocic non Miocic dafa jaayu c'est que dinaa lay expliquer dafa am loo xam ne gars yi duñ ci bàyyi xel. Miocic gis nga premier round bi ñu jeexee. xam-xam amatutoon moo looloo dal Reug Reug combat bi premier round bi mu jeexee Reug Reug xool da nga koy gis ci bët yi c'est pas le combat bu baax da ngay gis ne gars bi amut leneen lu mu mën a def lu dul nag waa ji que ça soit mu daane ko mu jeex mu téye ko daane ko xoj ko. wala bu ko def du ko gañ ci newul ci boxe la koy gañe te waa ji bëggul daanu ci suuf waa ji bëggul laal suuf waa ji bëgg ko sax tëyante bëggul sax tëyante. Reug Reug xam na ne waa ji du ko may loo xam ne ni dañuy tëyante wala bu ko téyee da koy def ci ring bi da koy collé ci ring bi. te après du liggéey ndax underhook bi lay dugal double underhook lay dugal sa waay du bouger. ci combat da ngay gis dernier combat wu Francis Ngannou bi tic down défense bi mu indi. looloo rey Miocic ci xool na gis na Ngannou am na lu mu amélioré Miocic xam na ne lii mënut ci dara xam lu mu def. teg bu baax. naa daanoo fii mu jeex tàkk ma dox sama dox. naa jaayu. mais oui parce que da ngay xool li muy xeexeeg DC du ko xeexeeg Ngannou parce que ñëpp xam nañ powerful Ngannou Reug Reug nag gis nga doole jooju noonu Ngannou am barki yàlla Ngannou ëpp ko Reug Reug loolu mën naa la ko mais dégg naa ñu naan Reug Reug itam loxo bi diisul. toogal la Reug Reug. waaw ñu ne loxo bi maanaam dafa dese force de frappe. xam nga lu tax dégg naa Malick Niang di wax naan dafa war a takk ay saag yu ngande yooyu xam nga di sol gants yu am bettax yi gants yu am bettax amu fi doxut gants yi am bettax moom xanaa Sénégal ñoo koy fabriqué takkal la ko mais dama lay expliqué ne la fii du gants yu am bettax fii loolu la ñuy woowee ground and pound dañuy jël sac de boxe teg ci suuf nga tiim sac bi nga war a dóor ay round de 10 minutes chaque 10 minutes round yoo xam ne doo arrêté. loolooy tax sa doole ci dóor bi lay jógee fii te fii ak Reug Reug mi ngi dóor tànk bi di lever day vite looloo tax ñu naan amul doole du loolu bu dóoree en général taxawaay bi moo dul baax position taxawaay bi muy dóoree day fekk muy bouger ak poids am loxo bi day naaw day def nii rek day naaw di dem mais gis nga dóor dëgg da ngay toog. Reug Reug fu ma bëgg a terminer moom pas 2 dernières questions yi ma am ci Reug Reug le recours de Reug Reug est-ce que recours bi d'accord nga ci. ça existe pas. Je suis vraiment désolé
wax naa leen ko MMA ñoom li ñuy defaree seen staff bokkut ak làmb da ngay def recours ne daanuma ñii ne daan na fee gars yi dañuy xool Reug xala xoolal combat biñ koy dóor cloche baa ngi sonné néewul dañ leen doon tàqale pour ñu ñëwaat ci biir buñ leen doon tàqale pour ñu ñëwaat ci biir ñu dóor ko d'accord mais bi cloche bi sonné la arbitre bi dugg waa ji dóor fekk ñu jàppante woon waa ji dóor te léegi bi caméra yi xoolee da ngay dem xool commentaire gars yi luñ bind tubaab ñoom seen site da ngay xool da ngay gis ne Reug Reug mënul amul possible il a perdu le combat da ngay gis ne dañ naan il a perdu le combat ñoom loolu la ñuy wax kon recours boobu noonu kan moo ko bind kan moo ko def man buñ defoon recours dama naan Reug Reug bul def recours jëlaatal waa ji ñëwat beneen manière beneen façon yaa ko mën barki yàlla Reug Reug moo mën waa ji billahi wallahi wa taala yàlla ma tiim man leer na ma yàlla ne Reug Reug moo mën waa ji mais c'est juste pexe boo bëriwutoon moment boobu. am na ñuy laajte itam le cachet président maa ngi koy gis muy laajte le cachet. ci MMA ñoom Reug Reug ñaata la ñuy am parce que gars yi dañuy comparer loolu ak lamb ji wan championship ñaata. booy lamb ji fay na sa 5 combats MMA. lamb ji fay na 5 combats MMA. waaw. pour mbër yu mag yi quoi. bu déggoon ma la boo jëloon Balla Gaye yóbbu ko premier combat am doo am sax 2 millions man maa la wax lii. day jàng. wuy ma xam nga ñan ñooy fay. UFC ñooy fay comme Cyril Gane fi mu nekk nii dañ lay jox kër jox la oto jox la sponsor xam nga yow looy def tëdd nelaw yow entraîné rien d'autre bokkut ak ñun immigrants yi ñun ñu newoon fii di rayante di xëy di liggéey ngoon gi nga dem entraînement ngay jéem a def nu sa xoola na pour Québec fii boo pour ñu xam ma man pour ñu xam ma j'ai fait moo tax ma la amateur su waaj amateur dama amateur bu mujj gi su waaj da ngay dem mujj gi da ngay bax mais expérience bi da ciy ne damay am sama gym léegi maa ngi enseigner maa ngi joxe samay cours di enseigner xale yi di dem ci école yi di enseigner tu vois noonu lay demee que sax ak loolu lay am marché. may fàttali itam bu Modou Lo ñëwee Canada ndeysaan boobu xamante wu ñu woon. mais ñu ngi waxtaan keroog nga ma koy fàttali bu Modou Lo ñëwee Canada en 2014 su ma juumul boobu ñu ngi doon dox combat am ak Bombardier Modou Lo mu ngi ñëw Montréal su ma juumul côté Saint-Laurent Saint-Denis la woon de waaw c'était Saint-Laurent Saint-Denis. côté Saint-Denis noonu am na benn salle bu fa nekkoon mu nekkoon benn manifestation sénégalaise yow yaa ngi fa doon def ay prestations. waaw maa fa newoon di fa def prestation ay démonstration taekwondo moom laay wax nee naa leen xëy na man maa xam nga loolu mënoon naa yor vidéo boobu mais yoruma man dundu ma woon vidéo. dundu ma preuve bu demee noonu. non jamono ji nag il faut tamit nit ñi ngay waxal parce que yow li ngay wax ni xam-xam la mais xam nga boo gisee ma ñëw laaj la d'abord limite dama la laaj lan mooy sa CV foofu laa njëkkee parce que dama la laaj yow yaay kan lan mooy sa jaar-jaar kii Georges Saint-Pierre laay séen dafa mel nii. exactement Georges Saint-Pierre. le meilleur au monde MMA le meilleur de tous les temps mun nañ ko woowee noonu. lii lan la. UFC Georges Saint-Pierre loolu la doon liggéey ak moom yow. grappling genre bëre la quoi mooy bëre jàpp. du bëree jàpp mais comme MMA mooy li may wax Reug Reug pour mu liggéey ko doonatul bëree Sénégal bi daane naa la. maanaam doonatul jàpp ngemb parce que Reug Reug moom gis nañ ni dafa doon am problème ak jàpp ngemb. loolu dana ko arrivé waat sax parce que loolu ci mindset am daf bi muy gone ba léegi loolu lay def tamit gars yi dañ koy comprendre après. dëgg la effectivement. ça c'est des diplômes. certificat of the honor. diplôme award baa ngi nii award to mérite Bakary Sakho. Sakho saraxule nga wala soose. saraxule. ndeysaan.